internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jaajëfal ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Ousmane Diop yaakaar naa dootuñu ko présenté ci biir Sénégal doon ki nga xam ne doon naa nekk fi nga xam ne mooy Ndindi bu ñu nee Ndindi nag mu bokk ci nga xam ne ñooy nekk ci Ndindi boole di liggéeyal waa Ndindi tey nag ñu gis jafe-jafe yoo xam ne waa Ndindi danañ ko dund mu doon ci teg tànkam di ci dimbale waa Ndindi waaye li gën a am importance tey muy budget bi nga xam ne toll nañ ci voté budget toll ci defaraat waaye gis na ay njut njaaj yoo xam ne ràññee na ko gis na ko ci maire bi nga xam ne mooy jiite Ndindi mi ngi koy def ci biir Ndindi rawatina ci biir budget bi tey suñu waxtaan yaakaar naa foofu lay ëppee Ousmane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di leen remercier mbokk internet yi di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen liggéey ci ni ngeen koy doxalee man nag maa ngi tudd Ousmane Diop ñu gën ma xam ci Mara Diop di responsable APR bu Ndindi aussi. di attaché de cabinet bu ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'insertion doon it trésorier du conseil national de la jeunesse du Sénégal en même temps it ci Ndindi ga ñu dëkk ñu doon conseiller municipal bokk ci kàngam ya nga xam ne ni ñoo nekk ca conseil ba di défendre pour l'intérêt de Ndindi. ayca dañuy commencé ci intérêt Ndindi bi tey ban taxawaay ngeen war a am ci biir Ndindi rawatina nga doon conseiller municipal rawatina ci jamono ji fu ne ci budget voté budget lañ nekk. waaw wax nga dëgg ndax jàpp nañ ne tey ñun dañu nekk Ndindi pour l'intérêt de Ndindi bu ñuy wax ci l'intérêt de Ndindi nag amuñu ci couleur parti amuñu ci couleur coalition amuñu ci leen dañuy xool la nga xam ne nii jàpp nañ ne lii mooy jëmale kanam Ndindi ñu dox ca loola. wax nga dëgg ñu ngi toll ci xayma ay budget di toll ci voté compte administratif lii ma yor nii mooy compte administratif 2019 bu Ndindi donc bi ma ko xoolee ay ree dafa ma jàpp sax ci lu bare jamono yi lay ñu toll dama waxoon ne am na ci côté boo nga xam ne président de la république jox nañu 50 millions BCI santé bi ma xoolee 50 millions BCI santé bi ni ko maire bi doxalee ci nee na noonu la ko war a mën a doxalee maire bi daf ñu yàpp keroog taxaw naa nee naa ko sàcc la moom maire Ndindi sàcc la te da ko war a jàpp te il est temps président de la république doxal ci wax ci que ni kii li muy doxee bu jëmee kanam baaxul ci président de la république parce que it li Ndindi gépp di wax Macky Sall moo ko dooleel muy xeex waa Ndindi loolu it ñu bari ñu ngi koy faral di wax que moom daraja jamiy wax ndaa di wëlbatiku ne non moom man kat da président moo ma fi teg bu doon waxee Ndindi du ma fi toog loolu kon jàpp naa ne tey lanu war nun askanu Ndindi ñu wëlbatikuwaat xool ne tey ki ñu teg sunu loxo ci ay loxoom ci sunu alal ci loxoom seetul 50 millions BCI santé yi dinaa leen ko la càmbaral benn par benn def na benn case de santé à Ndéem Ndiaye à 14 millions et quelques case de santé bi nekk Ndéem Ndiaye boo ne 14 millions et quelques boobu wax dëgg yàlla yabaate mun tawee su loolu loo xam ne 500000 sax defaru ko 500000 benn néeg bu ñu defar nga ne 14 millions et quelques 500000 defaru ko tey dama bëggoon ñu dem Ndéem Ndiaye ba xam lañ fa def mu ne wëlbatikuwaat ne defaat na grand benn comment dire lépp ci wàllu santé bi parce que ñun dañoo am programme président dafa ci xalaatam bu rafet daf ne na jàppale collectivité locale yi ni muy jàppale collectivité locale yi am na benn fonds boo xam ne daf koy jox soit mu dugal ko ci santé soit mu dugal ko ci éducation soit ñun ñu am ci programme bi ñuy wax BCI santé 50 millions yooyu bi ñu toogee xool nee na def na fa benn case à pay case boobu mi ngi ko def 14 millions ñu ngi voté woon 14 millions les 13 millions 800 150 000 moo ca des case ba 500000 defaru ko 500000 defaru ko beneen bi ci des nee na def na benn construction de logement sage-femme ak 14 millions moom dafa am problème mu 14 millions. ci un an yi moom dafa am problème mu 14 millions dama jàpp ne dafa am ku ko sonal ci 14 millions mu bëgg ko retirer ci compte commune Ndindi loolu gàcce la ci ñun 14 millions yooyu nee na épuisé na lépp 100% tey boo demoon calculé naa ko 20 mètres carrés boo xam ne kuule wuñ ko ay ardoise lañ ci def
mu ne loolu 14 millions est-ce que xel nangu na loolu 20 mètres carrés yoo xam ne kuule wuñ ko mu ne 14 millions est-ce que xel nangu na loolu beneen bi ci des nee na jox na ay mobilier sanitaire à 4 millions yoo xam ne nii joxe na ko ci kii ba loolu poste de santé ba la mais li ñu gën a yitteel mooy que man bind naa OFNAC leeral naa ko incha allah rabbi OFNAC dina ko saisir moom bind naa OFNAC leeral ko waxit sous-préfet ne ko woo naa sous-préfet bind ko ne ko wax dëgg yàlla bu ma sañoon compte administratif bi du ko approuvé parce que it moom moo am doole ci commune ba moom moo decce majorité bi ci commune ba tey bu fa indee dara mu meex ak mu naqari day jàll parce que moom conseil ya fa ëpp mais ñun leneen li nga xam ne mooy sunu devoir bu ñu fa gisee lu war a jàll ñu kaas ko jàllut ñu kaas ko wax ak askan wi dañuy leeral opinion publique bi ne leen kat commune Ndindy lii nga fay dox bëgg naa it aussi président de la république indi ci ay kiyam parce que it Ndindy sonn nañ pour plusieurs personnes plusieurs kii beneen bi ci des bu weesoo conseil municipal bi dafa am cri de cœur boo xam ne Ndindy dañ koy jànkoonteel te man loolu du ma ko wax Massamba du ma ko wax ba dem ba président de la république laay tàllalaat loxo ne ko wax dëgg yàlla mënuma comprendre ñun ñu diggante Ndindy ak Diourbel ñu defar diggante Diourbel ak autoroute bi ba mu jeex bàyyi diggante Ndindy ak Diourbel ak diggante autoroute bi ak Diourbel bu ñuy négocier ay programme ci autoroute à péage bi dañuy war a xool bulletins yi nga xam ne nii tey jàpp nañ ne bulletins yooyu am na impact ci commune ci dëkk bi ndax Diourbel mënoo fa wax sans autant que nga mën a relier diggante Ndindy ak Diourbel parce que département Diourbel ñaari arrondissement la arrondissement Ndindy ak arrondissement Ndoulo arrondissement Ndindy li muy dugal ci budget réew mi jàpp naa ne tey arrondissement benn ci département Diourbel dugalu ko parce que am nañ marché hebdomadaire boo xam ne à chaque année marché boobu da ngay gis ñuy jóge ba Saint-Louis di ñëw ci marché boobu gis ñuy jóge ba frontière Gambie di ñëw ci marché boobu gis ñuy jóge ba ndax dañu nekk ci milieu Sénégal ci digg Sénégal lañ nekk munoo di defar ay yoon yu nga xam ne nii tey jàpp nañ ne yoon yooyu amuñu benn important nga bàyyi yoon bi nga xam ne nii moo ëpp important ëpp xalaat tey jàpp naa ne yoonu Ndindy Diourbel yoonu Ndindy autoroute bi lu toll ci 13 kilomètres nga bàyyi ko loolu wax dëgg yàlla te heure su élection jotee ñun Ndindy ñooy ëpp doole ci ñi nga xam ne ñooy participer ci biir élection département Diourbel presque commune yëpp boo gisee Ndindy da koy gagné président da koy gagné donc responsable ya fa nekk am nañ daraja ji am nañ gëdd bi ñi ngi jox président la ñu war pour bu ñuy jox président wala ñu war nañu delloo li nga xam ne moom la ñu war. yoonu ban taxawaay nga am ci Ndindy jamono ji ñu toll ak maire bi ñu gis njuuj njaaj ji ngay wax ne moom lay def ndax yéen fas yéene wu leen taxaw clamé ko fi yoon doonee benn wala ngeen fas yéene taxaw nangu li nga xam ne mooy maire bi ci moom amaana coalition ngeen bokk waaye liggéeyam rafetlu leen ko ci biir Ndindy. taxawaay bi wax naa ko déjà man bind naa OFNAC. am na ñeneen corps yoo xam ne ña nga fa lu ci mel ni ànd defar commune yi ni ma di leen saluer bu baax ci seen taxawaay bu am solo la ñuy taxaw tey plateforme bu nekk Ndindy ànd defar commune yi ni dugal na fa saboté li wax nii ne li maire bi def tegu ko ci yoon donc kon man jàpp naa ne la nga xam ne moom la ñuy def muy la may def moom la Sidi Badiane di def moom la Matar Sylla di def moom la keneen ak keneen di def muy lu am solo loo xam ne fas yéene nañu élection yi ñu jëm dafay jóge oui ou non moom day neex mu jóge fa mu naqari mu jóge fa loolu dama ci avertir état pour que na xam bu baax a baax na nga xam ne moom la cay war a doxee parce que du ñu nangu kenn koo xam ne nii tey jàpp nañ ne li ko yitteel mooy yëfi boppam ñu bàyyi ko muy continuer di ñu saaga di continuer di ñu emmerder di continuer di ñu wax naka su dul noonu loolu moom taxaw nañ ci ñu ngi ci réflexion tey ànd defar commune Ndindy ñeneen ak ñeneen ñëpp dañoo ñu ànd booloo fexe moom mu jóge fa. leneen li ci des danañ ko yóbbu ci yoon ndax dëkk bi dafa am yoon tey bu ñu la dénkee la ñu la dénk tegee ko ci yoon dañoo war a am na kuréel yoo nga xam ne nii pour loolu la man personnellement en tant que conseil municipal bind naa OFNAC déposé naa fa. incha allah rabbi dinaa leen déglu nag bu ñu toogee ab diir relancé wuñ ko ma relancé waat ko ndax lii du doon luy dem. ñaata ngeen jàpp ne moom lañ jot
lim fa jàll ñu njaaj boo compté budget yëpp xamuñu ñaata la mais bi ma ci gën a yitteel mooy 50 millions BCI santé bi parce que loolu daf ñu leer dama yor source bi man lu may wax lu ne boo ma woowee ne ma kaay indil preuve yi ma ne la preuve yaa ngi nii 50 millions BCI santé bi da koo sàcc na ko leeral. ñu daal di ñëw ci ki nga xam ne mooy ministre Dame Diop ñëpp xam nañ sa diggante ak moom ñu gis temps yi am na ndaw ñu nekk ci département bi ñu ko doon dal bërki démb rek bi ñu defee seen point de presse ak ministre bi am na ñu dal ne jotaay bi amu fa woon jërul woon mu fay ñëw njëriñam bariwu fa woon looy tontu. damay rafetlu kàddu googu nga ma wax ndax bëggoon nañ ci addu lu yàgg ministre Dame Diop bu ñu toogee ñu naan amul njariñ ci point de presse ba ñooñu ñàkk gis-gis la ñu def pourquoi ñàkk gis la ñu def président dama koy remercier waat parce que it su ko neexoon mu jël poste de responsabilité bi nga xam ne moom lay dugal dans la région dugal ko Diourbel dugal ko Bambey wala mu dugal mais confiance am da ko renouveler waat ci ministre Dame Diop loolu mooy wane ko ne liggéey bi ko président di doyee mi ngi koy doxal à 100% mi ngi koy doxal à 100% dëgg la lu tax parce que it moom day faral di wax ne du ministre Diourbel kese du ministre département Diourbel du ministre région de Diourbel ministre Sénégal la tey boo gisee tey ministère yi ñu ko dénk yëpp ku ko maîtriser la tey def na ci effort boo nga xam ne bu am solo la parce que président gis-gisam mooy que dafa bëgg formation professionnelle mu dem au-delà fii mu nekk te ki ko yor gis na ne tey am na ci xam-xam boo xam ne mi ngi ko ciy doxal bu am solo parce que it indi na ci benn programme muy 45 centres de formation professionnelle yi nga xam ne tey ministre avancé na ci bu baax a baax centre yi nga nekkoon en arrêt ministre fexe ba centre yooyu ñi ngi doxaat tey xale yi mu fexe ba formation professionnelle bi muy nekk 3FPT dama jàpp ne tey ministre liggéey bu mu def 3FPT moo ko indi ministère bi fexe ba tey boo demee ba Fongolimbi tey Dame Diop dina fexe ba waa Fongolimbi am formation tey amaat na beneen outil boo xam ne indi na ko ci ndax boo wutalee nit ki formation da ngay fexe wutal ko insertion donc kon bu dugalaatee insertion ci ministère bi man jàpp naa ne ministre Dame Diop la mu wax ca point de presse ba it aussi indiwaat formation professionnelle wax ne leen gratuite la leeral askan wi la nga xam ne def na ko ci formation professionnelle mais loolu lañ ko soxla bu dee politiquement au niveau du département de Diourbel composition politique département de Diourbel man dama jàpp ne tey président li mu yëkkatiwaat ndomba tànkam ne kii moo ma ci doy am na ci ay responsable politique yoo xam ne loolu neexu leen noonu nag bu leen neexut am nañ droit ñu dem di bind ci nit ki ndax Dame est un homme politique mais la ngay bind ca moom ndax ma nga ca moom loolooy problème bi tey en connaissant l'homme Dame Diop kenn ku ne xam na ne tey bu dee politique dans le département de Diourbel il est le meilleur je défie quiconque tey ku nekk ci département de Diourbel mën a taxaw ne tey xam naa dëkk ba dëkk kokki céeréer taxaw naa fa wax ak askan wa fexe leen convaincre ñu dugg ci ñu ànd jàppale président amul benn responsable boo nekk ci département bi bu xam kokki céeréer amul benn responsable bu nekk ci département bi bu xam Kër Ndiaga wala feneen ak feneen donc man jàpp naa ne ministre Dame Diop président li mu ko jox muy le coordonnateur départemental ñun ñëpp ñoo dajee jox ko coordination départementale mu def ci liggéey bu am solo nag depuis du début à la fin amul kenn ku muy xeebal bisam amul kenn ku muy ñàkkal fayda bisam man démb rek maa nga jóge ba Daara Jolof lu tax un responsable du département de Diourbel moo doon takk dara jabar ma dem ca mu yónni ma ca donc kon kay nga xam ne nii day fekk sa soxla personnel mu accompagner ca la ca ak moom politique on est en politique tey bu nit ki defee un acte politique moo koy répondre am na nag ñoo xam ne nag ñi ngi ci procédure def un acte politique incha allah rabbi acte politique moo koy defoon te man bu ma leen ko waxee war nañ koo gëm. lan ngay attaqué instant bi maire bu Ndindi maire bu Ndindi ay attaque am du ma ci sori dama ko yóbbu OFNAC dinaa bàyyi yoon doxal li muy dox parce que jàpp naa ne tey li nga xam ne da koo def nii ci budget bi du dëgg du yoon. ñu ngi leen di remercier di leen sant bu baax di leen gërëm di remercier waat président de la république di ko wax ne nit ñee ngi koy tàllalaat loxoom bu baax a baax parce que pourquoi Ndindi defal na ko loo xam ne nii war bëtiku jàppalewaat investissement ya nekk Ndindi bu baax a baax te it ministre Dame Diop am na loo xam ne commencé na ko ci def na fa ay centre de formation professionnelle am na fa yeneen yoo xam ne ay ndaw ñu ngi leen commencé jël mais tey yoonu Ndindi Diourbel
ça nous tient au cœur te président moo ko mën a def merci beaucoup jërë leen jox